benn xale la buy daan doole di yëngu ci moddu di yëngu ci ñaw xam nga ginnaaw bi mu paree ay jàng ba am niveau BFM dafa arrêté xam nga di yëngu ci wàllum stylisme wàllum ñaw daal xam nga voilà daal ba tey ji ñooy si fii daal. kon mën nañ wax Baye Modou dafa jàng ñaw dafa dem ci école de formation jàng ñaw wala da nga dem ci atelier yi jàng ñaw rek après mun ñu ber la nga ubbi sa atelier. dama dem ci atelier jàng ñaw sama nijaay ñaari atelier sax peut-être mën naa ni def naa ko. sama kenn ki sama nijaay la kenn ki sama papa la. xam nga kenn ki bàcc jum la tudd ma koy ñaanal moom aussi dafa wàññeeku. xam nga ma koy ñaanal fu muy jógee dàqal ko fu mu jógee yàlla xale ko ci àjjana yi gën a kaw. xam nga kenn ki sama papa rek di Mor Kan sama rakk papa moom aussi maa ngi koy ñaanal gudd fan yàlla bàyyi ko sama kanam ba ci kanam ak kanam ak kanam. foofu laa jógee fa laa jàngee daal ñëw xam nga voilà. door a ubbi mais est-ce que yàgg nga ci jàng ñaw ba ber parce que léegi dañu gis ne xale yi dañu xaw a yàkkam trop seen métier duñu xaar sax ñu ber leen ñu ubbi te fekk mënuñu dara. waaw loolu moom dëgg la mais man dama ko xaar ba jàng ko da foog naa ni loo jàngul doo ko tari. xam nga parce que affaire yi du loo xamante ni da ngay xëy rek def ko da nga koy gis d'habitude da ngay gis ay nit ñu bari ñoo xamante ni dañuy dégg affaire yu ñëw rek xamuñu ci dara tijji atelier xam nga. léegi loolu après day dem ba indi ay problème ba atelier bi day mujjee tëj parce que loo xamul wala loo miinul maanaam boo jógee di dem daal yoon ba nga jëm il faut nga xam ko soo ko xamul rek doo fa egg. wala boo fa eggee aussi peut-être doo ci la nga ci soxla doo ko ci am daal parce que nit ki li olof Njaay naan loo jàngul doo ko tari daal voilà. waaw dégg ngeen di Baye Modou wax foofu si jàng ñaaw bi nee na dangay tarbiyu nga jël sa temps nga jàng parce que léegi xale yi dañu yàkkamti seen métier ba nga xamante ne duñu toog xaar ñu berle ñu ñëw ubbi de sa fekk duñu ñaw dara lu baax dégg ngeen di Baye Modou wax foofu léegi Baye Modou bëgg nañ xam par rapport ak say création nan ngay créer say modèle. waaw samay création parfois day ñëw naturellement nag parfois ça vient naturellement nag day ñëw da ngay jékki-jékki yow xool dara nii rek gis benn image wala dara yow nga gis ci loo xamante ni wala ko mën a créer loo xamante ni nga génn parce que ñaw création la stylisme mooy ñaw du toog ci machine rek dagg ñaw création moo tax ñuy wax ñaw bu gisee tailleur yi bëri nañ ci àdduna mais chaque jour am exception boo xamante ni moom la ñuy citer parce que ñoom ñoo gën a créatif parce que ñaw création la. du loo xamante ni da ngay gis yow da nga dem marché rek gis benn tissu nii rek du noonu loo xamante ni yow da nga koy créer lay nekk. loo xamante ni da nga koy li ma wax daal loo jàngul doo ko tari daal. da nga koy imaginer aussi day nekk sa voilà nekk lu fashion day nekk sa passion boo xamante ni day nekk ci yow. mu nekk loo xam ne da nga koy dund. xam nga su ko defee affaire day ñëw naturellement tey da ngay xool benn Amina nii rek xool ko ak morphologie. war ngaa war a xam ne Amina lii moo ko jot lii moo ko jàpp. di bu ko solee dina ci génn ba keneen ku mel ni Amina gis ci boppam aussi keneen ku toll ni Soumboulou par exemple stylam nga xool ko xam ne taille fine la et tout yow war nga ko solo loo xamante ne bu ko solee moom ay ñi nga xamante ni moom ñoo tolloo taille dinañ ci gis seen bopp keneen ku toll ni Abio wala keneen yoobu sa xam nga mënoo citer ñëpp daal mais yow boo xoolee nit ki rek man foog naa ni jarul mu lay expliquer li mu war a ñëw yow boo ko xoolee nit ki ne ko jàpp war ngaa xam ne lii moom bu ko solee day dem ak moom. waaw dégg ngeen lu mu wax foofu si ñaw bi nee na passion la parce que boo amee passion bi rek esprit de créativité da nga koy am de ce fait que loo gis créer ko rek nit ñi dañ koy bëgg mais par rapport ak couleur yi yow yaay def sa choix wala cliente yi ñoom ñooy ñëw def seen choix ak nan ngay dundee cliente yi nga xam dañuy gis ne di jàpp na Amina rek ñu yaakaar na ñoom war na leen mën a jàpp. waaw ñooñu parfois da ngay wax ak ñoom parce que client bu ñu ñëwee rek war nga war a mën a wax ak ñoom war nga ko mën a changer indi sans pour autant nga blessé ko parce que nit ki aussi bu gisee Amina ak comme li ma expliqué rek morphologie mag yëpp ak formam macha allah yàlla dara may nga jongo ba xam nga yow nga ñëw mel tolloo leen niroowoo leen nga bëgg li Amina sol nga sol ko mën nga wax ak moom ndànk sans pour autant nga blessé ko parce que boo ko ne non lii tu la jàpp ni mën na jàpp ni dama ñaaw sama forme bi da ngay wax nak ni ko non wuy ma xaaral lii ma defaral la dina rafet li mu toll ak lii mooy daal sax waaw mooy daal parce que yaa ko ëpp yaa ko xam nga wax ko xam nga indiwaat ko daal xam nga sans pour autant nga blessé ko parce que nit ki aussi am na fooy waxee ak moom da nga koy gaañ te aussi yàlla yamalewul ñëpp a yem ñi yàlla dafa may ñii li may ñi te ñëpp war nga leen mën a ñawal te man li may wax chaque jour rek nee naa nit ku nekk am nga lu la jàpp nit ku nekk am nga sa style noo mënti mel am na loo xamante ni yow bu la vrai styliste vrai ñawkat boo ko xoolee war nga ko ñawal loo xam ne da ciy génn te man samay ay clientèle noonu lañ mel noonu laa mel ak ñoom
léegi sax d'ailleurs léegi duñu ma loxo duñu ma sax jox ñaw duñu ma wax nii nga may ñaw ku ci mel ni Soumboulou wala Abi Diop wala Aminata Diop xam nga dañuy ñëw ne ma ñawal ma waaw dëgg la dem seen yoon bu ñu lijjanti sax yow lan nga leen war a defal dañ naa mën naa man naa dama am programme tel lii laa bëgg a sol su ko defee yow yaay xool li nga leen li nga sentir nga ñu ñaw ko te da leen di neex te da leen di jàpp te da leen di neex xam nga noonu lay demee daal couleur yi aussi noonu boo xoolee nit ki war nga war a mën a xool couleur boo xamante ni moom moo koy génne te aussi bu ko neexoo war nga ko mën a convaincre sans pour autant nga gaañ ko parce que mën na ñuul xam nga ak ñuulaayam bi nga wax ak moom mu defee ni ñuulaay bi danga koy saboté mën na xees nga yaakaar ni xam nga li mu xees a tax parce que parfois da nga gis noo xam ne nit yamul daal nit mën na am teint naturel mais du ko neex nit mën na am teint bu set bu sañoon day ñuul parce que àdduna kiiwul daal ku nekk ak sa style ak li la neex daal voilà dégg ngeen foofu li mu wax par rapport ak création bi nee na moom soo ñëwee nga mu xool la sa morphologie rek bu la xoolee dina xam li la jàpp pour mu ñawal la ko donc ne vous inquiétez pas bu ngeen ñëwee ci Baye Modou ku ko jox tissu sax dem moom il assure que ne boo ñëwee bu la ñawalee rek yow li mu lay ñawal di la na neex mais nan nga gisee actuellement milieu ñaw bi fii au Sénégal milieu ñaw bi ni mu gisee instant yi nii vraiment sant yàlla la parce que Sénégal bokk na ci fi ne nii pays yi nga xamante ne ñaw ñoo ko gën a développé comprendre ay xam nga booy xool ay Europe ak ay États-Unis yooyu ñoom dañoo am ay moyens comprendre nga da ngay gis li ñuy liggéey yëpp ay appareil ay machine a koy liggéey daal te Sénégal day toog benn nit mooy coupe yére boo xamante ne bu ko solee nga xalaat ni tubaab la ko defal loolu dafa grave xam nga vraiment ay ñawkat mën a ñaw fi nekk man yenn saa yi damay jékki-jékki rek gis dara wala tere nii benn Amina wala dara rek gis ko mu sol loo xamante ni man damay kontaan daal parce que dama naan kii mën na Sénégalais yi xam nga ñi ngi liggéey daal vraiment da ngay ñi ngi ko séqal say moom say kii lañ say nawle lañ mais dañuy def lu garaaw a garaaw xam nga vraiment naka nga gisee actuellement milieu bi tailleur yi nga xamante ne du ñu créé dañuy xaar rek nga génne ñu copier loolu Amina sant yàlla la xam nga parce que aussi ñun dañ leen comprendre parce que peut-être ñoom seen xel moo mënul créer xam nga peut-être amuñu expérience daal xam nga noonu laa koy tuddee parce que maa la koy wax sànq lu gis passion la te lu nekk passion day nekk loo xam ne day nekk ci yow doom te création day ñëw naturellement du loo xamante ne da nga koy kii parce que créer moom naturellement day ñëw ci nit da ngay jékki-jékki rek imaginer dara ci saa si bu fekkee da ngay fàtte nga bind wala soit nga dagg ko copier coller ko ci benn papier wala dara garder ko ba moment opportun bi nga ko soxla nga génne ko créer comprendre mais boo créer ñu jël ko loolu aussi sant yàlla la daal garaawul parce que aussi nit ki ñaanal yàlla di def loo xamante ne dañ ciy copier ci yow parce que lu baax la ñu roy xam nga lu baaxoo xam nga kenn du ko roy xam nga te aussi sant yàlla daal laa bëgg a wax tax affaire bi géej la tànk ci du ko tax a jeex boo créé tey suba mën nga créé waat bu ñu ko jëlee tamit bàyyi leen ci ñu nekk seen wërsëg. dégg ngeen Baye Modou foofu mu daanelee nee na moom bu créé dara ba pare na ci mu ngi ci leneen bu moment bi tailleur yi dinañ nekk di copier moom mi ngi créé waat leneen lu bees loo xam ne bu génnaawaatee ñëpp dañuy kontaan kon nag dañuy bàyyi Baye Modou tey mu wan ñu tendance moom tabaski bii lan la ñu indi ci nouveauté lu bees Baye Modou ñu bàyyi nga présenté ñu modèle. waaw Baye Modou ñu bàyyi la nga décortiquer ñu ñaw bi. waaw li jesner la bu bleu ciel xam nga bu bleu baax daal. ñu imprimé ko doré ak rose sousa Abia ko sol sama xarit sama jigéen madame Fall neex na ci tabaski bi guddi tabaski xam nga léegi ko sol dina rafet trop aussi. dina te aussi yiw na. nekkul loo xamante ni baax na pour grande dame daal. aussi xale yi léegi dañoo jël grand xam nga. voilà daal te nga ko sol fu la neex parce que ñu bëri nag dañ ma faral di laaj naan ma imprimé bi Baye Modou rek moom moo ko fii def dañu yaakaaroon ne nag jesner bi ni lay wàccee mais kon dañuy jënd unique bi rek yow bu ñu ñëwee yaay def imprimé bi à ta façon. waaw dañuy jënd unique bi rek bu ñu ñëwee ma imprimé ko ba ñu ko couleur bu ñu bëgg ba mu rafet. xam nga
lii moom Sénégal fii moom maa ko fi defar parce que maa ko defaral loolu mbaaco mooy ci robe bi am bu noir doré bi xam nga ñu ci liggéey lu rafet macha allah daal vraiment. donc couleur yi aussi client yi duñu choisir ñoom bu ñuy indee designer yi yow yaay xool designer bi nekk couleur bi ak bii la mën a àndal nga def ko. waaw bu ñu indee seen designer man maay xool couleur bi ànd ak designer ak couleur bi ànd ak sa teint. xam nga surtout. voilà. waaw dégg ngeen loolu Baye Modou wax ci grand boubou bi macha allah donc yu yanj yi ku ko bëgg rek da ngay ñëw fii Baye Modou Cambérène di nga am nag façon boo bëgg boo ko bëggee grand boubou lépp di nga ko am ñu bàyyi laat ba Baye Modou nga wanaat bi beneen modèle. waaw Baye Modou ñu bàyyi la nga commenté ni robe bu yanj bi. waaw robe bi Amina designer la bu rouge ñu imprimé ko doré Njóogu moo ko sol Njóogu bàcc bi sama sœur xam nga manche yi 3 vallons la. création Baye Modou la mais Amina la yow laa ko tuddee. may naa la tur bi daal xam nga. kontaan naa ci loolu. taille maam nañ ko coupe taille maam bi xam nga ñëpp mën nañ ko sol te instant yi xale yi dañuy jël taille maam. bu njëkk boobu dañ doon wax taille maam yi fu mag la. mais taille maam ak coupe bi baat bi boo xoolee ci kaw xam nga sexy na ba pare. taxul en plus c'est correct xam nga c'est à la portée de tout le monde daal parce que li ñëpp mën nañ ko sol. rafet na moom ñëpp la jàpp gis nga man sama bos ni mu yaay nii rafet na yiw maa ngi am yaram sol ko mu rafet moom tamit gis nga manche bi tout ni rafet en plus méttiwul daal. gis nga manche bi def création manche bi rafet gis nga vraiment pour yow. macha allah. léegi nag yu baax yi moom ku ko bëgg da ngay ñëw fii Cambérène ci Baye Modou boo ñëwee indi sa designer dina la créer modèle bu rafet defaral la manche yu amul fenn taille maam yu rafet am na aussi dañ koy def en taille basse parce que dafa mel ne seen naa benn taille basse bu rouge fële Baye Modou. si taille basse bi il faut Njóogu sol ko comme ça wala soit ma présenté ko xam nga boo ko xoolee ni designer kii la cuub la mais designer la lii cuub la. lii cuub la imprimé bi tam dañ koy def ci cuub ak si designer yëpp. lii dañ ko coupe yëpp droite. taille crayon taille crayon la cache-cœur la daal. ah d'accord. cache-cœur da koy sol xam nga dugal affaire yi xam nga. taille basse bi cache-cœur dafay mucc bi ci kanam la nekk. cache-cœur la modèle bu rafet la. bu rafet xam nga. c'est très joli. ko solo sama jigéen ñi dina sama xarit moom aussi boo koy nuyu de passage. waaw gis ngeen bi tam cuub la. ñu def si imprimé. dañ ko imprimé imprimé ko nii mu nekk cache-cœur rafet na trop. c'est très joli c'est très joli ba pare mën na dem fu nekk. def ko jupe taille crayon nii ku bëgg aussi mën nañ ko def jupe 4 pattes wala 6 pattes ba mu rafet. wala sër. wala sër wala sër. affaire daal vraiment lu ñu nii te xam nga. kon mën na dem ci designer mën na dem ci designer mën na dem ci cuub. puce boo indi dinañ la ko mën a def ko ci imprimé mën nañ ko imprimé waaw si mu ne mais bassin lay nekk. bassin lay ci def bassin rek lañ ko mën a def mënul def ci ay soie yooyu daal. mënul dem ci soie ci bassin lañ ko mën a def. waaw dégg ngeen li Baye Modou wax foofu si peinture bi ngeen bàyyi ci xel bu baax nee na boo ñëwee indi sa designer ak couleur boo indi bu dee designer la wala cuub VIP bi boo ci indi dinañ la defal peinture bu amul fenn dina la choisir tam couleur yu amul fenn manche yu amul fenn lépp fii rek la am Cambérène ci Baye Modou ko bëgg da ngay ñëw fii mu defal la ko léegi ñu bàyyi la Baye Modou nga présenté waat ñu beneen modèle. waaw d'accord. waaw ba tey Baye Modou Njóogu dafa mel ni ñëwaat na de ak taille basse bu noir. waaw Amina Njóogu ñëwaat na ak taille basse bu noir designer bu ñu imprimé ba tey ñu ngi ci ñi imprimé daal bassin yi ñu mujjee dernière collection ñu mujjee def xam nga mais bi pas dafa am ay motifs ay fleurs ci biir xam nga ñu def ko doré noir xam nga taille basse fente loxo yi
genre xam nga comme genre bi nga sol nii rek. waaw bu roboon la di tey baas kon motif yi nii ci imprimé bi la bokkul ci bassin bi. non non bokkul ci bassin bi. ok kon ça veut dire que daal imprimé bi du da ngay ñëw rek def say kii dafa boo bëggee fleurs yi ay design yëpp danga ko ci am. comme ni ñu ci été xam nga. waaw moo tax ñu dugal fleurs yi jéem a changé xam nga. changé affaire daal mélangé. def ko jupe droite def ko jupe droite. daal di imprimé lisière beeg manche bi et volant bi. voilà rafet na trop c'est très joli gis nañ manche yi nag xew na manche yi dafa mel ne xale yi jël nañ ko ci été bi rafet na trop si tay baas bi comme ni nga def nii sama robe bi donc xale yi jël nañ manche bi bu baax si été bi. waaw manche yi xale dañ ko jël dañ ko bëgg daal seen kii la xam nga yu bees la ñu créé. li ñu bëgg xam nga te aussi manche yu correct dafa xew yu jot xam nga. dafa xew daal pour genre ñi am ay rew ak yooyu xam nga yooyu day masqué affaire yi. da leen di permettre day permettre yow di nga sol tay baas di nga sol li nga bëgg a sol parce que parfois xale jigéen yi am rew yi dañuy am complexe sol ay tay baas yi yenn yére yi. dañuy préféré di sol ay grand boobu ak yére yu jot daal xam nga. ñoom ñoo gën a tax xam nga ñu créé genre manche yi xam nga. te en même temps tàngul comme ci tàngaay lañ nekk nii tàngul aussi boo ko solee di nga ci nekk à l'aise. di nga ci nekk à l'aise. vraiment en plus am na yeneen. comme li mu toll nii. tay baas la mais bii bu grand bu mën la. def nañ ko si grand boobu ok grand boobu moom tam dañ ko imprimé nii ba ci suuf. waaw ba pare mu ngi discret simple. lii mën nga ko sol fu la neex. mën nga ko sol fu la neex lii bu la neexee vendre bi sa dëkk liggéey. da nga koy liggéey c'est très mariage. waaw loolu moo ma jaaxal bëggoon naa taxaw ci yooyu muy tàkk xam nga. bëggoon naa taxaw ci imprimé bi tuuti parce que peinture bu njëkk bi ñu doon gis. boobu dafa xumboon trop de ce fait que buñ la ko daan def rek dafay am fu muy mën a dem ak fu mu mënul dem mais dañuy gis que imprimé bi lii mën nga ko sol dem xew mën nga ko sol dem sa bureau vendredi liggéey ban différence la am ak peinture bu njëkk bi. différence bi mooy bee dafa moom ay am na benn genre brillant boo xam ne dañ koy peinture ba pare xëpp ko ci. su ko defee loolu day nekk genre paille xam nga paille bu porte loo du n'importe où nga ko mën a sol parce que tenue de soirée la fi nga koy mën a sol mooy guddi xam nga wala ay mariage ak yooyu mais lii dafa neutre lii par exemple comme cuub la rek. xam nga da nga koy sol fu la neex su la neexee sax du takk xam nga du aussi qualité bi boo ko fóotee 10 ans du def dara dañ la koy garanti di la ko joxee xam nga. du def dara daal te du loo xamante ne day xew yi parce que mënu bari. mënu bari dëgg la bariwul. dafa discret par rapport ak. voilà chaque jour ñu ngi ciy créé yu bees. tey boo indiwoon sax ci léegi nii defal la boo xamante ne du niróo bi ñuy defal yëpp. chaque jour yéen a ngi ciy créé lu bees. chaque jour ñu ngi ciy créé lu bees. dégg ngeen li Baye Modou wax foofu aussi grand boobu la. waaw. gis ngeen grand boobu bi tamit nga tey moom bee bokkul benn moom la. kanam bi moo nekk te dañuy peinture kanam gi ginnaaw gi yëpp. xam nga mu mel ne noonu la wàccee. mu mel ne noonu la wàccee waaw. gis nga grand boobu bi moo bële amuñu benn kii ak design bi. vraiment. c'est très joli. bi aussi robe la. robe bu jël taay la xam nga. dañ ko kii ba pare dañ ko imprimé ba pare. daal di jël daal di def xam nga c'est très joli kon lii moom pour peinture bi mën nga ko def garniture en même temps. lépp ci création la rek xam nga. d'accord lépp ci ça dépend. lii moom marié mën na ko sol ku ñuy denc mën na ko sol. dem xew mën na ko sol ñëpp mën na ko sol parce que c'est simple aussi c'est qualité la xam nga. aussi bu ñuy def daanu aussi 217 gis nga. waaw gis ngeen Baye Modou li mu wane fii dafay wane ne rek ne Baye Modou couture bi nekk Cambérène ñoom du peinture kese la ñuy def soo ñëwee daamine dañ koy def lépp dañ koy ñëw donc mu ngi nii soo bëggee daamina simple taille basse wax et tout lépp loo indi tissu boo indi soit aussi dañ ci def coupe soie yu rafet yu amul fenn boo ñëwee fii dinañ nga defal coupe yu amul fenn incha allah. daamine la rafet nga xam nga. fii nga ko sol fu la neex. vendredi mariage ngénte lu la neex nga ko sol xam nga. c'est simple la te aussi c'est pas trop chargé bu loo xam ne dañ ko daamine ba mu fees juste c'est des motifs rek yoo xam ne dañ ko ci sànni xam nga. def ci servi aussi xam nga. ah c'est ça waaw parce que kii moom xam nga grand dame bu am ci ko loolu daal. waaw waaw lisière bi dañuy daamine moom tamit nii. bu nekk aussi mën na nekk ci droit. mën na nekk ci droit. simple ko boo xamante ni ko mën a sol lépp la rek xam nga. dëgg la Baye Modou mais nit ñi tam ñu ngi wax naan est-ce que Baye Modou par rapport ak prix bi est-ce que ñamu Baye Modou cher non ñamu Baye Modou cherul la parce que ñun li ñuy liggéey xam nga. ay taalibe Serigne Touba lañ dañ ciy jàpp di ci def xew ñëpp am ci xam nga parce que ñun nekkuñu fi chaque fois day am damay am problème yooyu ak client yi. dañ lay woo non man du ma mën a ñëw wax mu prix bi ñaata la rek parce que du ma mën a ñëw
parce que dégg naa yow li ngay ñëwee dafa cher. c'est pas que ni yow da nga am tur. que ni yow li ngay ñëwee dafa cher ñun ñëpp la ñuy ñëwal. ñun dañuy ñëw vax xaatum sax dañ koy ñëw dañuy ñëw lépp noo toll boo ñëwee dañ lay ñëw. xam nga dañuy ñëw aussi di def social. parce que te ñëw prix yi cher. prix yi cher prix yi day varier. day varier ça dépend rek loo prix loo yor ci xaalis rek boo ñëwee ñëwal. waaw dégg ngeen parce que lépp am na prix am. dëgg la voilà. dégg ngeen li Baye Modou wax foofu nee na fii boo ñëwee prix yëpp am na fi bu ñu xalaat que ne ñaw yi rafet na rek boo fi ñëwee day cher donc nee na prix yi abordable na loo indi rek boo ñëwee indi tissu dinañ la ñawal ñaw bu rafet te nee na dañuy defaale social tamit sama genre bu ndey gu bëgg lu yomb googu waxuma leen bu subaa ñu ñëw rek fëgg noonu léegi Baye Modou ñu bàyyi la sànq dafa mel ne yaa ngi naan ma am na benn bonus boo ma nar a may tey foog mu ñu yokk gars yi waaw bàyyi nañu bàyyi bonus bi daal di ñëw léegi ñu xam waa mbokk yi ñuy seetaan dégg ngeen Baye Modou li mu waxoon ci bonus bi Baye Modou nag fi ñu fël baax na. Amina bonus baa ngi nii. couple xam nga. jersey yu weex la. waaw ñu imprimé ko jaune bi doré. voilà ñu xam nga ay couple yu war a marié yow xam nga ñu war a gënte. waaw. lii day nice trop xam nga. rafet na trop c'est très joli Baye Modou. ñu bàyyi la ñu commenté ñu romb ak c'est habillable xam nga. robe habillage bi designer la. bu blanc de lait ñu def ci doré. xam nga mu nekk robe taille maam loxo yu manche caaya yi la. xam nga d'accord manche caaya yi nga def nii. waaw manche bu fond manche bu fond bu am jëmm. voilà ñu daal di imprimer visière bi. imprimer visière def ay fleur ci biir xam nga yaa ngi gën a xam rond. rafet na trop nga daal di ci couplé yow tam génn sa blanc bi. waaw lii day wane ne rek marié moom bu ñu couplé sol yi. day rafet ba bëgg a dee kon marié yi gaaw leen. lii day wane waale ba léegi que ne Baye Modou day ñaw yëre góor kon. waaw Baye Modou day ñaw yëre góor day terminé yëre góor xam nga yii nii xam nga mariage yi léegi xam nga c'est traditionnel daal ñu sol fa blanc def ko mu nuroo xam nga imprimé ko jaune bee ñu defal bee ñu defal ko doré pour pour la mariée ci góor ki jaune xam nga ak design bu wax daal xam nga voilà loolu lay demee ci biir xam nga jiital la ak pantalon salopette su la neexee jaaya. waaw dégg nga ni Baye Modou wax foofu si yëre góor yi day def prêt à porter góor boo bëggee ñëw wax sa couleur et tout moom dina la ñawal yëre bu rafet yëre góor dañuy def en peinture def en damina boo bëggee marakis aussi boo ñëwee ci Baye Modou dina la defal marakis defal la ensemble bu rafet ba nga xamante ne si tabaski bi moom dina sañte lu amul fenn mais Baye Modou est-ce que dina ñawal xale. waaw damay ñawal xale damay ñawal man ñëpp lay ñawal daal nga ma ñeel seen daal ñëpp damay ñawal xale damay ñawal mère damay ñawal biriyanke ñawal maam ñëpp lay ñawal. waaw Baye Modou mën ci pour tout le monde loo mën ci mel loo mën ci toll boo ñëwee ñu defal loo bëgg daal. waaw mbokk internet bi yaakaar naa ne tey kontaan ngeen ci collection bi leen Baye Modou Cambérène indi tey nee na day ñawal xale day ñawal mag lépp loo bëgg boo ñëwee daamina peinture garniture lépp loo bëgg soo ñëwee ci Baye Modou dañ koy am soit aussi da ci def coupe yu rafet yu yaa ngi yu amul fenn donc Baye Modou unisex lay def lépp loo bëgg si ñaw rek ak création bu bees nouveauté boo ñëwee fii Cambérène danga koy am Baye Modou ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi ñuy seetaan ci xawaale sa adresse. waaw maa ngi tàggatoo ak ñëpp di nuyu ñëpp xam nga di gërëm ñëpp ku leen juum waa Sénégal waa àdduna sax waaye parce que Baye Modou macha allah àdduna bi yëpp ñoo ngi dox xam nga donc peut-être ñi may ñawal ñi nekk extérieur mosuma leen sax gis pendant des années ngay liggéey bi di am ci moom confiance yi sa xaaj yi ko yónnee xam nga sans pour autant mu gis loolu confiance la ma leen di nuyu ñëpp ku ci nekk di la sargal di la vraiment di kontaan ci yow di nuyu aussi sama entourage xam nga ñi nga xamante ne ñoom laay liggéeyal di ci mel ni Nabouja Ndiogu bàcc bi xam nga fàttali sama sœur ak tailleur yi moom ku leen jiw moom moom As Demba xam nga buuba ka ci gën a ndaw bu gën a ndaw ba ci gën a mag daal xam nga maa ngi nuyu ñëpp di gërëm waa Cambérène 2 aussi Abia sama jigéen la sama xarit la ku ci mel ni Aminta ku ci mel ni Sal Thiam xam nga
bëri na waa Cambérène mention spéciale à ñoom parce que ñoom lépp ñoom la ñoom ñoo ma xajal ñoom ñoo ma xajal. waaw dafa mel ne Abia ku disponible la parce que souvent Snap bi Snap tam bu leen ko fàtte su ngeen duggee Snap Baye Modou di ngeen gis Snap moom collection bu mu am chaque fois da koy Snap ak Abia mi ñu koy seetaan mu def collection mu nekk foo xamante ni sama jigéen la ñu yàgg mu am jëkkër xam nga terewul su ma ko soxlaa jëkkëram daf koy bàyyi mu dem disponible bëgg a dee disponible ak man vraiment dëgg la aussi mention spéciale à ma Sumbulu Bàccali dëgg la kooku moom waaw daaro moom ñëpp a tax moo tax ñëpp a ñaar xam Baye ñooñu Modou vraiment dama leen di mention spéciale ak Mbaaco ak Mbaaco ak xam nga ak tout le monde ainsi de waaw suite ñëpp ak ñëpp daal vraiment mais spécial daal man Fatou Mbacké aussi ñu ngi koy nuyuwaale bu baax maa Fatou Mbacké kooku mënu ma ko fàtte xam nga mention spéciale à moom xam nga Soxna sama jigéen Mame ñi la Fatou sama Mame Fatou ñu ngi koy ziar Mbacké Balla Aïssa maa ngi koy ziar xam nga di ziar ñëpp daal su ma limee rek damay juum parce que aussi dina am ñeneen ñu mer xam nga mais ñii nii vraiment kontaan naa trop di ñaan yàlla yéen aussi waa Dakar Midi seen mention spéciale à vous vraiment seen liggéey rafet na xam nga maa ngi ñaan saawal baawal daal xéwal boo xamante ni kii la di nuyu ñëpp di ñaanal beneen yoon ci beneen numéro xam nga affaire yi gën a jàll daal xam nga bu ñu juumee ci kàddu yi parfois nañu ko baal parce que nit matul su fekkente ni baax na aussi ñu koy sant yàlla xam nga jërëjëf daal jërëjëf Amina Ma Cissé aussi nit ku baax. waaw Baye Modou ñu koy remercier bu baax parce que c'est pas évident période bi ñu jublu ci fekk amul woon jot mais dama ko xoj dëgg mu may ma loolu ma koy remercier bu baax léegi Baye Modou joxe numéro téléphone bi ku ñëwoon Cambérène. waaw fan la lay woowee pour mu ñëw fii si atelier bi. ku ñëw Cambérène da may woo ci 218 0019 wala sama assistante numéro 77 089 87 20 waaw numéro yooyu boo ci wootee incha allah dinañu jot. waaw mbokk yi ñuy seetaan léegi ngeen Baye Modou li mu wax foofu si numéro téléphone yi nee na ku leen woo si numéro yooyu incha allah boo ñëwee ba Cambérène rek boo leen woowee dinañ la guider nga ñëw fii si atelier bi lépp loo bëgg rek ci ñaw boo ñëwee fii si Baye Modou di nga ko fi fekk. mbokk yi nag tey maa ngi remercier sama partenaire yu ñaaw yooyu gis ngeen Baye Modou kan tey moo jaar ci robe bu yànji bii macha allah génnee ma fii ñu ne ma Amina solo ba mu naaj yow yaay sama jigéen ma kontaan ci bu baax di ko remercier bu baax a baax di remercier nag sama partenaire yu ñaaw yooyu muy Touba waa Daaru Minane waa Minane Bijou ñoom accessoire bu ma sol ñoom la heure bu ma amee émission dañ ma naan Amina kaay tànn nga jël lu la neex nga takk nga sol daal lépp accessoire yépp waa Minane la surtout Ousmane maa ngi koy remercier bu baax mbokk yi ñu ngi leen di jox beneen dig daje seen beneen émission Midi Mode.